asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo na mu gënee tedde ziar leen na mu gënee selle ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen toll yàlla di leen dolli barke ak leer ngi sàkku ñaan ci yéen ñu bokk ñun ñëpp di sant di ca sax di santati di ca wéy di seede nit ñi yàlla di baaxee barke ak leer dañuy yaakaar ni dana wéy di ko tasaare fépp ci ñëpp di ñaan saa yu ñu yewoo rek mu defal ñu yoolu quran al fajr inna quran al fajri kana mashhuda tey itam ñu ngi ñaanal suñu mbokku élèves yeeg étudiants yi nekk ci examen fin d'année yal na yàlla defal leen ndam moom mi boroom ndam moom mi yor ndam moom miy séddale ndam yal na leen defal ndam ñoom ñëpp tabaarakallahu xaj nañu ci ñu ngi leen koy yéene di leen bàyyi xel di leen ñaanal ak fu ñu mënti nekk ak ku ñu mënti nekk rek ñëpp ñu boole leen ko yéene leen ko yàlla defal leen ko di leen ziar ci ayu bés bi tàmbali tey jéggulu ci njàlbéen xam naa ni ayu bés bi dina xaw a xat ndax dañu nekk off campus te am horaire yu xaw a teel su ko defee mën na am darsi yi du gudd te itam du dem na mu demee na mu daan demee bu fekkee ni fursa bi yaatu na waaye ñu des rek ba tey ci suñu suratu Yusuf te defe naa tey ñu ngi ci ñeent fukk ak juróom-ñaareelu session des ba tey rek ci juróom-ñetteelu aaya bi te mooy la waa kër Yaqub waxoon rek te tëje ko seen kàddu bu ñaaw boobu ñu yëkkati ko mu jëm ci seen wayjur ne seen wayjur dafa sànku bu biir te sànku bu biir ñu ko doon nafar ci alquran ci tonalité yi mu ñëwee te bokkul te ñu waxoon leen ni balaa ngay ñëw ci dalal mu biin dalal loolu lay firi mooy ki wàcc yoon ki sànku ki réer tabarakallahu bari na tonalité ci alquran waaye waxoon lañ ne ni balaa ngay ñëw ci dalal mu biin bi da nga am dalal kabir te mooy cànkute gu màgg lool nga am dalal baid mooy cànkute goo xam ne daf lay soril yoonu njub ni ñu doon misaale ci force centripète nga am dalal boo xamante ni daanaka yaa ko tànnal sa bopp ndax li nga gis njub ba noppi bàyyi fa njub dem tànn dëng ulaika alladina ishtarawu dalalata bil huda la alquran wax nee na ñooñu de mooy ñi nga xamante ni wa in yaraw kulla ayatin tegtal boo leen jox rek ñu fenetal ko puus mu dem faxas mu jàll wa in yaraw sabila rushdi la yattaxiduhu sabila bu ñu gisee yoonu njub duñu ko jàppee yoon ñoom dañu koy daal di contre argumenté wa in yaraw sabila al ghayyi yattaxiduhu sabila bu ñu gisee yoonu cànkute gis yoonu ndëng gis lu mu leen leer ni lii jubul ñu jël loola def ko yoon ñooñooy ishtarawu dalala bil huda muy ñetteelu tonalité dalal kabir dalal baid dalal ishtarawu dalala bil huda nga doog a ñëw nag ci dalal mubin ci ñi ko doon nafare keroog te mu ñëw ci tonalité yu bokkul te am yuñ ci mënoon a jukki rek da néew na fukki yoon ak juróom-ñeent ci alquran waaye bi ñu jàng tey tabaarakallahu ci benn xisa la bu yéeme boo xamante ni dafa daloon ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey firi nañuy moytu aada ndax aada li ñu nafaroon ajjuma keroog dafay dalal mu biin boo xamante ni dafa dellu ci aada bu jubul ndax aada bu jubul ndeysaan suñu mbokk yi di jànkonteeg Ebola ca République démocratique de Congo ak ña jànkontee nag waleen ak moom juróomi at ca gannaaw ca Guinée Libéria ak Sierra Leone bokk na li leen ko yóbbee dalal mu biin bi ñu nafaroon keroog te mooy li ngay tontu rek ni inna wajadna abaana laha abidin maam Ibrahim tontu leen di leen laqad kuntum antum wa abaukum fi dalalin mubin yéen da ngeen a ñëwoon fekk seen baay yi daan rëbb di dunde waaye jamono boobu rëbb dunde mën na am boobu feebar tasaaroogul woon àll bi yàqaguñu ko woon li ngeen di tuddee équilibre écologique amoon na léegi nag zaharal fasadu fil barri wal bahr duggal ngeen yàq ci
gàncax gi yow dugal ngeen ci ay pesticides def ci ay produits chimiques def ci ay engrais jaxase dëkkuwaay yi fekk yamb yi fa leen yàlla tàggataloon ca wa mina shajari wa mimma ya'rushun ngeen perturber leen déplacer leen leneen ci picc yi ndeysaan ngeen tabax ay autoroute yoo xamante ni yoon ya ñu daan jaar muy yoon léegi daal jaxase ngeen àdduna bi yéen bi maa kasabat aydi naas la alquran wax waa léegi nag bu ngeen ko jaxasee ba noppi équilibre ba déséquilibré wu léegi te muy seen liggéeyu bopp looloo indi léegi rëbb dunde dafay daal di nekk lu dangereux looloo indi dalal mu biin boobu ndeysaan moo dal suñu mbokk yi ñoom dañoo ñëwoon fekk seen bàyyi di rëbb ñu laaj leen ñun tam dañuy rëbb mais rëbb ba ñuy rëbb moo leen indil tuuqi duna boole ca nag aada boo xamante ni tabaarakallahu boo demee ba foofa nga gis nañu doon jëfandikook seeni nit ñu dee thème bi ñu doon nafar ci week-end bi te mooy la mort nga gis ay peuple yoo xamante ni seen aada mooy bu nit deewee dañu koy jël yor ko di wëndeeloog moom ci dëkk bi ku nekk di ca teg sa loxo waaye ki dee ci Ebola règlement sanitaire international dafa am lu mu wax mooy kooku danger la ndax dafay wàlle yooyu yëpp nag dellu rek ci dalal mu biin bi nga xamante ni ndeysaan moom la waa Babylone waxoon mu daloon waa Quraysh di daagu nag ci penc yëpp penc boo dem rek ñangaak aada yoo xamante ni mbon nga ca nekk mook dalal mu biin bii ñu doon nafar keroog moo bokk te mooy ndeysaan ni ko yàlla mujjee saafaraawe ci benn multivitamine benn comprimé boo xamante ni ndeysaan kii day ñëw ni man dama manqué magnésium ñu jox ko keneen ñëw ni man dama manqué fer ñu jox ko keneen ñëw ni dama manqué vitamine C ñu jox ko ñu ne waaw comprimé bii nga xamante ni mooy faj ñëpp lan la ñu ne multivitamine la mooy da nga ca fekk lépp lan mooy multivitamine bi nga xamante ni aada bu bon bu mu fekk dana ko faj mooy tawxid ndax tawxid bu ñëwee kenn du tudd maamu ñëpp la ñuy tudd muy borom bi loolu la yàlla wax te laqad manna allahu bi ñu nafaroon ñaari ayubés bale ci ginnaaw ne waaw waa Quraysh de ñoom dañoo nekkoon ndeysaan ci obscurantisme boo xam ne na ko Jaafar Sadiq doon décrire ku mën sa moroom duma penc mi amul ordre nit ñi di doxale nu mu leen neexe boole ca nag ba ca gën a garaaw mooy di jaamu xërëm te mooy bàyyi fi yàlla dem di wuti leneen looy jaamu yàlla ni ma xool leen ba xam ni ñii fi ñu jëm catastrophe la catastrophe dëgg la laqad manna allahu ala almuminin is baasa fihim ma dem jël kenn ci seen biir koo xamante ni miin nañu ko ci jikko bu rafet miin nañu ko ci jëflante bu rafet muy attitude du comportement ma daal di koy jox ni ko léegi na leen andil tawxid jox leen tabarakallahu tazkiya jàngal leen yar leen mu ne wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin et pourtant la ñu nekkoon avant loolu di ñëw cànkute gu metti la cànkute gu metti googu nag mooy watatuwaat tey ndeysaan ci penc yi di ñëw ci anam yu bokk na ci itam ci dalal mubin boobu waxoon naa la keroog jéggulu dañu ci tënkoon juróom benn thématique yoo xamante ni moom la ñu bëggoon a rek tudd xam naa ni di ko détaillé du fi xaj te ñu des ci thématique boobu rek te bañ ko yàkkamti nda li ñu jàng tey boo ko xoolee dafa dellu ci beneen dalal mubin te mooy li ngeen tuddee imposture ak subordination te mooy sa kilifa wax la nga wax ko waaw ba noppi fekk sa xol waxul waaw nga génn def leneen mbaa nga wax ak sa kilifa tëral ba pare génn def leneen lu safaanoo ak la ngeen tëral te mën na bañ a nekk sax sa kilifa xanaa sa nawle rek maanaam loo xamante ni da nga ko wax ak sa mbokku sa moroomu gor ba ngeen d'accord ca nga dem def leneen wala mu wax la loo xamante ni atte yàlla la nga mooy atte boobu yàllaa ngi alerté nag mi ngi alerté ndeysaan waa Madina wa ma kaana li muminin nee na yellul ci benn aji gëm te dinaay faral di wax mbokk yi nañuy moytu di firee aji gëm jullit ndax bu fekkee ni ñun suñu définition jullit mooy ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mën na am ñu safaanoo ak définition alquran ndax alquran définition jullitam
dugal na ci illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ki nga xamante ni dafa nekk ci contexte social boo xamante ni bu nee dafa gëm péncam xeeb ko bu nee dafa gëm ñu mën nañ koo faagaagal bu nee dafa gëm mën nañ koo fitnaal bu nee dafa gëm mën nañ koo rey kooka yàlla nee na may naa ko mu nëbb ngëmam illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kon nañuy wax rek ki gëm te bañ naan jullit ki gëm yàlla nee na yellul ci kenn ci moom moo xam góor la moo xam jigéen la te fii itam tabaarakallahu li ñu jàng ci tajwid bi tey xam naa danañ ci mës a ñëw aaya bu ama am solo la ci ni yàlla di jàngalee rek bokk ba tey ci aada yi sànq penc nga xamante ni ndeysaan mi ngi ci suñu penc di watatu ñu naan jigéen du def lii jigéen du def laa góor rek a sañ lii te fekk yàlla moom indi na fukki qualité ak benn yoo xamante ni daf ko équilibré ci góor ak jigéen fii tam loolu la wax daf ne wa ma kaana li muminin yellul ci benn góor wala muminatin wala jigéen boo xamante ni citoyen la mi ngi ci penc mi ida qada allahu wa rasuluhu amran bu yàlla attee te atte bi mënu leen koo xamee lu dul mu jóge ci sang bi yàlla atteem da koy jox yonentam tasaare ko ida qada allahu wa rasuluhu amran su yàlla attee te atte bi mënu leen koo xam lu dul mu jóge ci yonentam waaw an yakuna lahumul xiiratu min amrihim waaw bu yàlla xasee ba atte nag léegi yow nooy indee sa atte xam nga ndeysaan boo delloo ci siira di nga gis Seydina Omar njàmbaar googu mu defoon te ñu baari ndeysaan yeddoon ko ca waaye dellu si rek ci alquran te aaya bi moo ko firi ndax ñaar ñi dañoo jote dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi atte leen bi mu leen attee ba noppi ñu génn kenn ki ni moroom mi man daal atte Seydina atte sang bi d'accorduma ci mu ne ko atte sang bi d'accordoo ci te fekk boobu moom moo amoon toor mu ne ko d'accorduma ci mu ne ko waa yow xam nga ba tey mi ngi dellu ci li ñu waxoon da bi leen sang bi attee daf ne d'accord na bi mu génnee mu doog ne d'accordul loolu tam nifaaq la goo xamante ni dafa bokk ci xeetu dalal mu biin bii ñuy firi nii ci aaya bi te mooy aaya bi tolloog fanweer ak juróom benn ci fanweereelu saar ak ñett verset 36 surat 33 waa ji ne ko waa léegi nag yow joxe nga sa kàddu ba noppi nee nañ la yow yaa nekkul ci dëgg nangam ak nangam la ci sang bi àtte léegi nag yow looy def mu ne ko nañ dem ci Seydina Omar mu ne ko d'accord nga ni buñ demee ci Seydina Omar balaa nga koy laaj da nga ko naan dañoo jote nangam ak nangam ñu dem ci sang bi mu àtte ñu waaye yow nga wax ne sang bi d'accord ba ñu génn ci biti nga rëbbi feewu nga ne d'accord waa ji ne ko d'accord na mu ne ko kon buñ demee ci Seydina Omar nañu ko jox background boobu ba noppi balaa ñu koy laaj mu àtte ñu ñëw ci Seydina Omar détaillé ko lépp Seydina Omar ni waa ji kon dem ngeen ci sang bi ba noppi ba sang bi àtte leen mu ne ko waaw mu ne ko nga ne wax nga ci kanamam ñi d'accord nga waaye bi nga génnee nga ne d'accord mu ne ko waaw mu ne ko kon léegi da ngaa bëgg man nga ñëw léegi ma àtte la gannaaw mu sang bi àtte ba noppi mu ne ko waaw mu ne ko xaar ma ñëw Seydina Omar dugg ci biir jël jaaseem ñëw rek cor bopp waa ji ni ko ku sang bi àtte nga bañ noonu laa lay àtte fekk aaya bi moo ko firi ku ko naroon a yedd aaya bi moo lay firi yàlla nee na gannaaw bu ma àttee sama àtte te mënu leen a xam sama àtte lu dul mu jaar ci sang bi amatul leen ca nag di am avis wam an yakuna lahumul xira min amri mu ne ku ko def de jàppal ni wa man yaasi llaha wa rasulahu kooka dama ngay mooy ndigalu yàlla di mooy ndigalu yonent bi te xam naa du fi xaj waaye xam nga yàlla fu muy boole moom ak yonent bi ci benn kàddu dalay wax léeg-léeg ci alquran atiiu llaha toppal yàlla ci sharia wa atiiu rasula toppal sang bi ci sunna am fu mu lay wax atiiu llaha wa rasul toppal yàlla ak yonent bi loolu mooy lan mooy am na loo xamante ni bu jógee ci yàlla bu la ko sang bi indilul doo ko xam julli ca la bokk kan moo mës a gis ko yàlla woo ci kaw wan ko nu ñuy jullee yàlla dafa woo sang bi wan ko nu ñuy jullee wax ko ca awxa ila abdihi ma awxa ni ko boo demee nga jàngal leen ko te mooy liñ la waxoon aaya biñ doon nafar ajjuma ci laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan lu mu ca teg minhum yatlu alayhim ayati koo koy sang bi mooy li ngay jëlee ci yàlla muy yiw la ngay yaakaar ci yàlla muy teraanga ci moom lay jaar bu jaarul ci moom bu la leeree ni yaa ngi ci dalal mubin muy sa kon nga xam ne dalal mubin nga nekk loolu nag lay jàngale fii mu ne wa man yaasi llaha ku moy yàlla wa rasulahu te ba ngay mooy yàlla yëgoo ni mooy nga ndigalu yonent bi
te bu la neexee nga appliquer commutativité mathématique fii te mooy comme ndigal bi ci yonent bi la jaare jóge ci yàlla ku mooy yonent bi ndekete mooy nga ndigalu yàlla ndax am na fu muy wax ne man yutii rasul faqad ataa Allah waaw kay commutativité mathématique baa ngoog daf ne da ngeen a bëgg a topp yàlla ñu ne waaw mu ne waaw topp leen sang bi man ci formulation mathématique quel que soit la ku mu mënti doon la quiconque man yutii rasul képp ku topp yonent bi ci ndigal ñu ne mu ne faqad ataa Allah kooku na ko leer ni topp na yàlla kon léegi boo jëlee contre formulation bi mooy wa man yaasi llaha wa rasulahu mu ne ñu ne lan mu ne faqad dalla dalalan mubinan mu ne kookoo ngi ci cànkute gu màgg kon waxoon nañ la benn dalal mubin boo xamante ni mi ngi firi wàcc yoon te mooy shirk te mooy bàyyi fi tawxid demee yaay naan da ngay te tey ci suñu contexte boo koy xool gën na sew loolu ndax ki fi bàyyi yàlla dem di wooteel maamam mi ngi ci xeet bii xamuloo bàyyi fi yàlla di wooteel sa maam te sa maam doon wooteel yàlla yow nga bëgg xatal loo xamante ni sa maam daf koo yaataloon nit yàlla yi fi mës a ñëw yépp amul kenn ku ci mës a wooteel sa bopp nit yàlla yi fi ñëw yépp dañoo tënku ci ulaika alladina an'ama allahu foofu la ñuy tàmbalee da yaa ngi jàng sa siraat alladina an'amta alayhim yàlla dugal leen ci xasuna ulaika rafiqan boo xamante ni ma nga commencé ci nabiyina siddiqin shuhada salihina ñoom ñu ñëw ubbi buntu yaatal yow nga ñëw bëgg xatal ni yow sa waa kër maam rek ñoom ñoo yor dëgg ku jëlul wird sàngam doo dem àjjana ku gëmul sëriñ sàngam ñooñu ñu ngi ca dalal mubin bii alquran di wax ca laqad manna allahu alayhim lu tax parce que aada bu bon la aada buy xatal diine la te diine fekk yàlla yaatal na ko ba noppi kon shirk ba maam Ibrahim doon xeex ca Babylone mi ngi ci suñu penc di daagu ci yeneen façon yoo xamante ni boo deful ndànk rek ndeysaan mu sànk la li gën a wóor mooy nga dellu ca ndénkaaneem ba moom wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya verset 132 sourate 2 baqara inna allaha astafa lakumu diin yàlla tànn na leen tawxiid de kon nag na ngeen góorgóorlu fala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dem barzaq mukk te demu leen fëgg buntu yàlla ba enregistré seen bopp ci fichier tabarakallahu tahqiqu tawxiid te mooy yàlla reconnaître leen seen ommatu ndeysaan moom lañ ko waxoon ñoom itam ten fàttali nañ ko démb rek ci deuxième partie xutba bi iz hadara yaquba al mawt id qaala li banihi ma taabuduna min duni ñu ne ko naabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaq ndeysaan ilahan wahidan benn yàlla boobu kon gis nga dalal mubin bi itam lu jara seetlu la te mooy xatal bi ñuy xatal diine ci suñu penc tey te ñëpp mënoon a bokk rek di wax tawxiid mu yaatu waaye boo seetloo rek ku nekk rek ndeysaan yaa ngi wooteel sa maam te sa maam doon wooteel yàlla xam nga loolu problème la beneen bi mooy erreur de jugement bi nga xamante ni moom la waa kër Nuux waxoon qaala al malau min qawmi Nuux ñu ne inna la naraaka fi dalal mubin verset 60 sourate 7 ca suratu an'am kooku dalal mubin boobu mi ngi firi erreur de jugement te mooy ki wàcc yoon ba noppi bëgg a juger ki nekk ci yoon mënta nekk yow bu fekkee ni lunette yi nga sol lunette yi ci boppam dafay dëngal gis ndax prisme la nga gis lu jub loola dafay dëng ci sa bët looloo daloon malau min qawmi Nuux ndax lobby sombre yooyu ñu nekkoon nga xamante ne daf ko ànd ak seytaane ba noppi bëgg a juger ki nekk ci tawxiid mënta nekk waaye mi ngi ci penc bi de dalal mu biin bii firi erreur de jugement mi ngi ci penc bi de da léeg nga gis koo xamante ni la muy wax xamu ca dara te yàlla ni xoolal rek am na ci ñoo xamante ni man yujaadilu llah bi gayri ilmin wala hudan wala kitabin munir wa min annaasi yàlla ni am na ci nit ñi ñu dëgër fit goo xamante ni yujaadilu llah ñi ngi ñëw di jéem a contre argumenté argument wu yàlla te aaya bi ñu wax sànq rek di la ko tere bu yàlla xësee ba indi argument tënku ca rek waaye bul fa nekk di joxe contre argument bu la sa kilifa joxee argument boo xamante ni boo ko toppee ma nga jóge ca yàlla jaar ci sang bi jaar ci nitu yàlla ba agsi ci moom mu jox la ko amatul leneen loo cay teg kon yow boo moytuwul di contre argumenté loo xamante ni ci yàlla la jóge yaa ngi ci dalal mubin boo xamante ni erreur de jugement la da nga koo yëgul nag te kooku du faute erreur la da bu tegaloowee lay doog a nekk faute la daloon ndeysaan Moussa Xudir xam naa boobu xaju fi waaye am na boo xamante ni
moom la ñu mooy yax bi ci la ñu jógee te mooy prétexte ak arrogance bi waa kër Yuusuf waxoon nga xamante ni loolu boo ko xoolee ñàkk teggin la ñàkk yar ñàkk kersa attana wax sa baay bi nga xamante ni yonent la yor kàddu yàlla nga tëral plan machiavélique boo xamante ni xam nga ni yëg na ko ngay wut foo ko jaar ba mujj nga dem jëli mauvais prétexte ak arrogance daal di koy qualifier ni inna abana la fi dalalin mubin kooku tam beneen xeetu dalal mubin a ngoog ak bi ñu la wax ni moom la ñu nafaroon aljuma te mooy obscurantisme bi nga xamante ni boo ko xool tey dafa dellusiwaat ci suñu pénc ci torpiller bu ñu torpiller tawxiid ba nit ñi di xatal loo xamante ni yàlla daf ko yaatal te fekkoon fi ndeysaan aada yu bon lool te boo xoolee ni ñu sonnali jigéen ñi tey ci pénc mi nga xamante ni aada boobu dellu si na ndax bari na ndeysaan ñu lay wax naan jigéen dafa war a defal li jëkkëram dafa war a defal laa jëkkëram alxuraan na ko wax alxuraan waxu ko de li waajooju doon wax ci vidéo boobu alxuraan waxul lool de alxuraan daf ne askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum seen soxna yi na ngeen leen yëkkati ci statut bi ngeen prétendre être yéen yow bu fekkee ni booy voyager bi avion business ngay voyager lu tax ngay jëndal sa jabar billet économie booy tukki dem dal hôtel 5 étoiles lu tax bu sa jabar di tukki nga di ko jox hôtel 3 étoiles yàlla waxul benn yoon yu bëri yu ñuy wax ci penc mi naan diine la dara du ci diine aada kese la yooyu nag mi ngi ci penc mi muy firi obscurantisme ak bii nga xamante ni moom la ñu nafar tey te boo ko xoolee dafa dellu ci benn xisa xam naa ci lay daaneele mooy Zayd ibnul Xaaris bi nga xamante ni ca aada arab à l'époque ca aada Quraysh jaam la woon waaye sang bi daf ko goreel da moom bi mu ñëwee bokk na ci laqad manna allahu li muy firi is baasa fihim rasulan minhum yatlu alayhim wa yudakkihim ba bokk na ci tarbiya bi leen sang bi doon defal lu ñaawoon ci penc mi mu jëlee ko fi remplacer ko lu rafet te loolu la ndeysaan Jaafar Sadiq waxoon mooy daf fi fekkoon ñuy jël ñoom Bilaal ak ñoom Zayd te nit ñu ñuul ñi nag ndeysaan yàgg nañ leen a jàpp jaam ndax Zayd ibn al-Haris nit ku ñuul la woon tabaarakallahu wax nañ ni yéménite la woon am na yeneen récits yu wax ne ñu ngi jóge woon au sud de l'Égypte xam nga Égypte boo ko xoolee noonu mu tabaarakallahu yaatoo noonu ñi nekk ci kaw ay der bu weex la ñu yor waaye ñi nekk ci frontière Soudan bi der bu ñuul la ñu yor Zayd nag nit ku ñuul la woon nekkoon jaam sang bi jël ko goreel ko ba pare def ko nag mu nekk son bras droit mu yaral ko boppam tabaarakallahu ba mu nekk daanaka secrétaire particulier wam pour dindi aada rek boobu ba léegi ñu ngi koy xool bëtu ancien esclave ndax loolu la ñuy wax esclave affranchi xam nga loolu dafa ñaaw esclave affranchi te mbokk yi ñun ñëpp ay esclave affranchi la ñu ndax yàlla ñu affranchir tabaarakallahu ca obscurantisme ba ñu nekkoon démb mu génne ñu ci kon ñëpp ay esclave affranchi la ñu ndax esclave kenn nekk fi leneen bu jëmee ci yàlla kay in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmana abdan kay firi na kon ni ñun ñëpp ay esclave la ñu waaye Zayd ibnul Xaaris waa Quraysh di ko xoole bët boobu sang bi bokk ci méthode yi muy faje mu jël koo xamante ni ci bëtu waa Quraysh noble lañ ko tuddee noble parmi les nobles muy Zeynab bint Jahsh bi nga xamante ni doomu bàjjanam la bokk ci tabaarakallahu kër Abdul Muttalib ci banu Hashim les nobles parmi les plus nobles mu jël Zeynab bintu Jahsh may ko Zayd ibnul Xaaris te booba boo demee ci siira daf la ñii dañ la naan Zeynab bintu Jahsh en fait bëggul woon sëy bi waaye dafa jàng aaya bi à l'inverse te mooy moom ida qada allahu wa rasulahu amran an yakuna lahumul xiyra daf ko dégg ndax mooy yonent bi wax na ko rek te koo koy kilifaam mu nangu ko donte bëggul woon te léeg-léeg nga gis ko ci penc mi ndeysaan gis kilifa bu baax bu yàlla baaxee mu am basira te mooy gis bu anticipé wu mu yëkkati doomam bu jigéen am ku mu ko yéene nga gis xale bu jigéen ba ndeysaan naa waaw moom bëggul kooku nangam ak nangam donte kenn sañul forcer kenn sëy da sëy moom loolooy principe am day fekk nga bëgg rek te bokk na ci aada yu ñaaw yu ci penc mi tam xale yu jigéen yi ñuy forcer ci ay mariage waaye Zeynab bintu Jahsh bi ko sang bi waxee donte dafa amoon réticence mu nangu ndax bañ a dugg ci wa man yaasillaha wa rasulahu ndeysaan nag ñu dem sëy ba xaw a bari tolof lool bu jamono jotee Zayd ñëw
clamé bu jamono jotee Zeynab bintu Jahsh ñëw clamé sang bi di defar rek ndeysaan di defar rek ba xëy benn suba rek yàlla ni ko nag tasal sëy bi wa is taqulu lilladi an'ama allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tuxfi fi nafsika mooy ba ca topp yàlla ni ko tasal sëy bi ndeysaan mu diis ko lool te léeg-léeg nga gis ko itam nit ñi ragal tas sëy boo xam ni mënta dem mais sëy bu mënta dem dañ koy tas loolooy porte de sortie bi yàlla joxe ci sëy waaye mu diis ko lool waaye nag yàlla di seet ndax moom sang bi kan lay jaamu ataxsha naas wallahu ahaqu an taxsha waaw léegi nag nit ñi ngay seet wala yàlla ngay seet kan ngay sàmm sa digganteeg moom sa digganteeg nit ñi ngay sàmm wala sa digganteeg yàlla ndeysaan te xam nga boo delloo ca allahumma ilayka ashku daafa quwwati boobu mu jàngoon tayif ci ngay xamante ni rek faalewul opinion publique waaye boobu ndeysaan mi ngi yërëm ñoom ñaar ku ci nekk Zeynab bintu Jahsh waaye bi mu tasee sëy bi lu ko yàlla wax daf ko ni waa léegi nag takkal ndaw si mu nekk problème boo xamante ni ñu ne laay waaye yéen gis ngeen Muhammad li mu def ñu ne ñu ne cousine am bi mu mayoon son esclave affranchi la ñu ne moom daal dafa tës sëy ba pare takk ndaw si waaw fekk yàlla mooy jàngale dara araamu ci l'essentiel mooy na fekk loo xam ni rek dafa tegu ci lu yàlla atte wala lu yàlla daganal nda penc mi yu bari yu fi ñaawoon diine dafa ñëw rafetal ko ndax arab yi dañ daan def loo xamante ni kenn mënu ko sax tudd xam nga ku sa baay takk soxna ba dem barsax nga jël soxna ba donn ko te looloo nga ci alquran mu leen bu mu amati mukk wala tankixu ma nakaxa abaukum min an nisa loolu mi ngi ci suratu nisa kon aada lañ fi fekkoon bu bon boo xamante ni diine dafa ñëw progressivement di ko dindi waaye ci biir dalal mu biir ñi kon wax naa la boo xamante ni dafay firi wàcc yoon te mooy shirk te mooy ba maam Adam waxoon ndeysaan laqad kuntum antum wa abaukum fi dalal mu biir wax naa la boo xamante ni dafay firi erreur de jugement te mooy qaalal mala'u min qawmi nuux inna la naraka fi dalal mu biir ca verset 60 surat 57 ba su maam Ibrahim mooy verset 54 surat 21 wax naa la ndeysaan bu waa kër Youssouf te mooy bii ñu nekk nii muy verset 8 surat 12 waa kër Yaqub te mooy inna abana la fi dalal mubin bii ñu nekk nii nga xam ne mooy verset 36 surat 33 di signifier imposture ak subordination ak attachement à l'opinion publique benn bu ci nekk rek xeetu dalal mubin la wàcc yoon te yaa ngay sànku boobooy ndeysaan verset 36 surat 33 ci li yàlla wax ni wa man yaasi llaha wa rasulahu ku mu mënti doon rek nga wàcc ndigal bu jóge ci yàlla jaar ci sang bi rek kooku sànku na sànku bu metti ma nga ca ndeysaan imposture ma nga ca subordination ma nga ca attachement à l'opinion publique ak boo xamante ni xam naa bu ëllëgee incha allah ñu nafar ko ndax boobu itam dafa am solo lool te mooy solution miraculeuse amu fi afa anta tusmi'u summa aw tahdil ummi wa man kaana fi dalalin mubin verset 40 surat 43 moom laa doon wax kilifa boobu bërki démb naan kon nañu seetaat suñu bopp ci arrogance bi ñu nekkee ci penc mi ak réer gu metti gi ñu nekkee di woote yoo xamante ni bu doon dëgg dem nañu bu yàgg nit ñaa ngi fi nekk di naan boo defee lii am na miracle fii dara yàlla nee na loolu mënul nekk afa anta tusmi'u summa ndax yow da ngaa am capacité ku gumba nga jox ko bët da nga am capacité ku tëx nga jox ko nopp wa man kaana fi dalaalin mubiin da nga am capacité ku wàcc ci yoon nga teg ko ci yoon te da nga koy tege ci yoon du beneen méthode bu dul tawxid rek la yàlla joxoon yonent yëpp ndeysaan te wax na ko ca suratul anbiya verset 25 surat 21 mu ne wa ma arsalna min rasulin min qablika illa yuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun bi ñu nekk nag tey tabarakallahu muy xisa Zeynab bintu Jahsh bi li ci yéeme mooy Zeynab bintu Jahsh dafa yéene woon bi aaya ba wàccee te yàlla wax ni soxna yonent bi ummahatul muminin wa azwajuhu ummahatul muminin moom dafa yéene woon bokk ca te mooy am cër ci penc bi ban cër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam yamu ñoog ñeneen ñi te wax na ko ndeysaan moom nag yéene boobu mu amoon moom la ko yàlla faye nda moom mujj na ndeysaan bokk ci soxna yonent bi mu nekkoon benn scandale boo xamante ni dindi aadaa taxoon yàlla jaarale yonent bi ci expérience boobu pour faj yu baree bari yoo xamante ni xam naa xëy na bu ngeen delloo ci taarix da ngeen ca fekk détail bi waaye bu ëllëgee incha allah ñu ñëw ci beneen tonalité boo xamante ni bu am solo la tam ci dalal mubin te mooy ndeysaan jële fi xar baax la góor ga waxoon alkaramatu haydun li rijal jële fi xar baax
nda tawxiid doy na ci xeex xar baax te tawxiid tabaarakallahu booba ba léegi rek moo nekk la solution unique solution boo xam ne buñ ci ngoyoon rek suñu lépp baax na waaye ndeysaan dañ ko déggagul ba léegi rek ñu ngi koy torpiller ci façon bu nekk te ni ñu koy torpiller bokk na ci ndeysaan di delloo si aada yoo xamante ni dañ koy jël di ko mbubbale diine te fekk jotewul dara ak diine te yàlla wax na ko wa minhum ak naka la ko waxee yalwuuna alsinatahum min alkitab la taxsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkadib yàlla nañ ci yàlla musal salaamu aleykum